ak ñun ci téléphone bi Cheikh Diop secrétaire général confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement CNTS/FC wax nañ ko ci embouteillage yi la nekk salaamaaleykum Cheikh. waaleykum salaam Georges maa ngi lay nuyu di nuyuwaale sa auditeur yi. ñu ngi doon xaar ni fi waaye yaa ngi ci embouteillage ba léegi yaa ngi ci biir xat-xat yi. waaw loolu nag moom dëkk bi fi mu nekk ñëpp la gàllankoor waaye léegi ma egsi bu neexee yàlla. ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu d'abord syndicat yeeg yu ni mel mu ànd ak El Hadj Ndiogou Diène ci waxtaan wi préavis de grève yi bëri nañ saa su ne ay syndicat di naan li ñu signé ak nguur gi saamonte wu ko lan mooy problème bi. loolu boo ko seetloo phénomène la bu nga xam ne war nañu ci xalaat bu baax a baax parce que protocole d'accord ci aada buñ ko signé mooy régler définitivement conflit travail conflit relation professionnelle léegi nag dafa mel ni ci yenn secteurs yi surtout ci administration bi protocole d'accord mooy nekk source conflit mooy tax conflit am moo tax xuloo di am moo tax ŋaayoo di am loolu bu amee dafa nekk phénomène bu doy waar bu nga xam ne dafa laaj njàngat li ci gën a doy waar mooy ci secteur public bi la ëppee te foofu la ñu waroon a gën a am garantie pour que buñ signé protocole d'accord wala bu ñu jëlee engagement ñu respecté ko kon mbir mu doy waar la mu nga xam ne dafa laaj véritablement ñu càmbar ko bu baax a baax. responsabilité bi yenn saa yi ci nguur gi lañ koy joxoñ nguur gi la ñuy joxoñ baaraamu tuuma mais est-ce que quelque part aussi du yenn syndicats yi ñooy waral loolee seen i yaafuus. ndax chaque fois ngay signé même protocole ëllëg nga signé waat lu ni mel d'accord ñu bañ ko respecté. waaw léegi loolu bu ma waxee càmbar ko bokk na ci ñun côté syndicat yi ñu xool bu baax suñu taxawaay parce que mouvement syndical bu Sénégal lu war a mat fukki at a ngi di wala jege na ko lool sax bu ko ëppul lépp lu nga xam ne revendication lay doon ci wàllu secteur public li ñu waxante woon nañ ko def kon loolu aussi dafa matérialiser maanaam dafa firndeel li ñuy wax suñu échec collectif ñun ñëpp échec bi ñun ñëpp a ko bokk parce que bu fekkoonte ne mouvement syndical na mu meloon mu nga fa ba tey loolu du am dama bëgg a wax ne kon war nañu seetaat suñu taxawaay ñun syndicalistes yi te ñu jiital ci suñu bopp nag ñun CNTS/FC loolu moo tax ñu sol suñu dàll pour jéem a fexe ba képp ku nga xam ne yaa ngi yëngu ci mouvement syndical ñu toog waxtaan jéem a seet ñuy boole suñu doole soit ñu ànd soit ñu organiser waat xeex bi moom lu jàmp la parce que boo seetloo li nga xam ne moo am ci service public santé éducation ak justice ñun jàpp nañ ne suñu échec la ñun ñëpp te warul woon a am ba tax na nañu toog waxtaan jéem a seet nu ñuy def pour ànd bi nekk benn loolu nag li ko waral mooy tasaaroo bi metti na te tasaaroo boobu phénomène la maanaam mbiru àdduna moo tëddee noonu buñ ko càmbaree nag dinañ ci am ay solution parce que CNTS/FC commencé na ci ay xalaat commencé na ci aussi gis ay solution mais justement seen féewala goog nga wax ba ñëpp ñàkk leen fayda est-ce que lan moo ko waral parce que gis nañ ni sax même temps yi ay ceeb yokku na diwlin yokku na courant beeg yéen mais gis ñu syndicat yi taxaw bi ñu waroon taxaw ñu taxaw ko xeexal ko askan wi lu xew. syndicat yi normalement c'est une forme de revendication maanaam mouvement revendicatif dafa xaajoo ci boppam bu njëkk ba mouvement revendicatif ñett rek la woon muy politique di revendiquer pouvoir di capitaine d'industrie le capital ci boppam di revendiquer l'économie nu mu ko saytoo ak i moo ko syndicat yi di revendiquer lu nga xam ne équité justice ak progrès léegi boo ko seetloo depuis li ñuy wax 3e millénaire mouvement revendicatif dafa xaajoo dafa toj am na ay altermondialiste am na ay droits de l'hommiste am na ay consomériste am na ay activiste loolu yëpp nag boo ko seetloo ñooñu lenn ci suñ parti bi ñu yoroon la ñuy revendiquer contre ma leen de d'accord naa ak ñoom it waaye loolu dafa laaj ñun suñu côté ñu sóoraale ko càmbar ko. mais yéen seen côté la ñu wax ñu yokk ceeb yokk diwlin yokk courant kenn déggu leen ngeen ne cell loolu nekk na lu doy waar quand même ci réew. néew ñu cell xam nga lu tax
ñun dañ doon négocier convention collective nationale interprofessionnelle di négocier yokk salaire di négocier relever SMIC bi ak yeneen négociation yooyu ñu doon def gis nañu ne léegi dañ lay may rek nga toog ndax escalier xam naa ne xaw naa métti day tax coono gi nga am jafe-jafe pour kaddu yi surtout Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC fekk si nañu ci biir studio bi tuuti ñu may ko tuuti mu dallu woor bi baax na ci yenn fay mu bàyyi la ko kon dafa nga ne woon moom mooy cell al courant beeg njëkk yeeg yëpp ngeen toog di xool xam nga bi ñuy yokkee njëgu courant bi par exemple man bokk naa ci Sénégal yi si njëkk a interpellé fekk ci jamono boobu ñu ngi doon négocier augmentation de salaire ñu ngi woon aussi ci convention collective bi li ñu waxoon lu leer la mënuñu nangu ñuy yokk njëg yi te négociation yi parewul parce que ñun li ñu doon def mooy négocier augmentation salaire généralisée ñëpp ñu am augmentation salaire mais également ñu rectifier yenn incohérence yi ne en fait yenn imperfection yi nekkoon ci convention collective bi yàlla dogal ci semaine boobu wala semaine bi ci topp effectivement ñu conclure ay accord léegi nag bi ñu yokkee courant bi ñuy fàttaliku ne en 2016 CNTS force du changement moo taxawoon ne nañ yokk wàññi courant bi nañ wàññi transport bi nañ wàññi njëgu mburu mi lépp lu nga xam ne fabrication bi day dugg ci mbirum pétrole nañ ko wàññi parce que jamono boobu mbirum pétrole bi dafa wàccoon bu baax ñu wàññi woon 10% ci courant bi bañ ko wàññee sax 1er mai 2017 wax naa président Macky Sall ne ko li nga wàññi ci courant bi doyul mënoon na gën a néew mënoon na gën a yokk mais foofu la mënoon yem kon argument yama amoon ba opposé leen ko pour ñu wàññi argument yooyu ñoom lañ ma opposé pour yokk kon syndicaliste aussi dafa am xeetu revendication bu muy mëne biñ ko càmbaree ñu gis ne yokk bi su fekkee réajusté wuñu prix bi service public bu électricité mun na sooxe mais aussi kër gi ci boppam mun nañ ko gàllankoor ñun ñu jàpp ne mais am na kër gi parce que loolu ça ne se justifie pas aussi bi tamit yokk bi teguwul fenn nguur gi peut-être mooy lëndëmal askan wi lëndam mais yokk boobu mënoon na ñàkk. loolu ñun gëmuñu ko parce que gis nga ñun bu ñuy revendiquer yu bëri dañ koy càmbar calculer sax dinañ dem ba calculer sax ñaata lañ ci mën a wàññi parce que revendication syndicale dafay tenir compte ci aspect yu bëri revendication syndicale ak revendication yeneen xeetu mouvement revendicatif yi ma waxoon dafa ute revendication syndicale bu ñu koy def dañ koy càmbar ko tenir compte ci kër gi tenir compte ci liggéey ya fa nekk tenir compte ci service public poser revendication bi moo tax ba suñu poser suñu revendication analyser ko def ñuy wóor ne lii mun na nekk te buñ ci taxawee mun na nekk moo tax souvent buñ ci taxawee dina aboutir waaye it buñ dee revendiquer aussi dañ koy càmbar xool intérêt kër gi li ñuy wax ñun outil du travail c'est aussi le service public boo leen fàttalikoo mas nañu taxaw temm ne kenn du privatiser Senelec suñu camarade Mademba Sock xeex na ci xeex yu am solo parce que service public pour ñun dafa am solo tey seetlu nañ ne ci jamono yi service public day reculer bu baax a baax capital étranger yi avancé ba tax na ñun ni ñuy càmbari revendication ak forme de lutte yi ñu am dafa wute ak ñeneen ñi kon buñ ñu méngale rek def su ma la dégloo bu baax moo di su ma taxawee tuuti ci wàllu courant bi am na ab collectif yi nga xamante moo fi taxaw sax di xeex yokk yi nga xamante ne yokk nañ ko ñëw nañ sax bay dajeek yéen dem seeti leen yéen syndicalistes yi àndu leen kon ak ñoom ci posture bi ñu am ci wàllum courant bi ci yokk gi. loolu du ma ci mën a sori parce que ñun seet see guñ ñu bu ñu seet see woon ñu toog waxtaan càmbar ca njëlbéen ga. mais xeex bu soxal askan wi jar na toog ngeen di xaar seet see guñ ñu lu soxal askan wi. mais askan wi tax leen ñu jóg. war leen xaar ku leen ci woo. leen war a jóg xeex ko xeexu askan wi ñun duñ ci xaar moo tax ma ne la bu ñu jëlee suñu initiative pour xeexal liggéeykat yi te liggéeykat yi ñu ngi ci biir askan wi loolu duñ ci xaar kenn. waaye nag comme ni ma la waxee ne la mouvement revendicatif ci 3e millénaire dafa éclaté ku nekk nga saytu sa mbir mais ñi nga xam ne dañoo saytu sa mbir te waroo ak niñ koy saytoo
li nga xam ne moo war a mun a nekk mooy balañ koy sàttu ñu ñëw toog ak ñun ñu harmoniser waxtaan li nga xam ne ñun suñuy gis-gis la ci wàllu revendication ak ni ñu koy saytoo bu fekkee méngoo na ak li nga xam ne moom la ñu waxtaan ba juboo ko kenn du ñu jiitu ci mais nag mouvement syndical du nekk à la remorque mouvement syndical du xaar ñu lal seen i waxtaan taxawal seen i mbir def seen lépp ba déclencher seen mouvement ci forme de lutte yi ba nga xam ne corriger yenn xeetu forme de lutte yi wala méngale ko weesu na ñu ñëw ne leen ñëw leen bokk ci loolu wax dëgg yàlla su amee suñu militant du ñu may ñu sóobu ci lu mel noonu waaye bu fekkonte ne ci njëlbéen nga ñëw nañu toog ñu waxtaan xëy na bu ñu saytoo mbir mi dina am fu mu mun a yem li ci des nag mooy combat liberté yi ñun ñoo ko bokk loolu ànd nañ ci totalement dañu war a sauvegarder les libertés consolider suñ démocratie xeet boobu ànd nañ ci xeetu combat yooyu waaye yenn xeetu revendication yi nga xam ne dafay dugg ci biir suñu préoccupation outil de travail suñu préoccupation wu intérêt travailleurs yi yenn xeetu revendication yi ñun pour ñu sóobu ci il faut que ñu càmbar ko. kon ci lu leer. yokkum courant bi donte sax du li leen gënal mais c'est compréhensif. du ñu mën a comprendre du ñu mën a comprendre na effectivement te it nag. ñu ngi koy surveiller. paramètres yi taxoon ñu yokk. bu wàññeekoo dinañ taxaw taxawaay bu wér bu nga xam ne réew mi yëpp dinañ xam ne. taxaw léegi si xeexu ñoo lànk bi ni ko Georges di waxee sax est-ce que yéen gis ngeen seen bopp ci xeex bi ñoo lànk di xeex parce que li ñuy xeex mooy njëgu courant bi yokk bi jaaduwul ak Guy Marius Sagna mi ñu jàpp est-ce que yéen gis ngeen seen bopp ci xeex boobu yéen. li ma wax lu leer la xam nga ñun xeexu jàmbur mënuñu ko apprécier waaye nag fi ñu toog di gis li ñuy xeex jàpp nañ ne lépp lu nga xam ne dafa jóg pour consolider liberté yi mooy mbirum Guy Marius Sagna ñun jàpp nañ ne Guy Marius Sagna war nañ ko mën a génne ci kaso bi te dañ ko war a génne ci kaso bi waaye nag xam nga ba muy dem di revendiquer ba lii dal ko ñun ànduñu ci woon. courant bi la doon xeex. waaw yokk courant bi la doon xeex. mais ni mu ko defee dama wax ne forme de lutte yi ak technique de lutte yi du benn mouvement syndical kenn mënul fexe ba mu jóge ci forme de lutte ak technique de lutte yi muy utiliser mouvement revendicatif nag éclaté na ku nekk yor nga sa pàcc. ak ni nga koy défendre waaye ñun ni ñuy défendre suñu pàcc en terme de revendication ni ñuy défendre suñu pàcc en terme de réduction des inégalités loolu yoon wu leer la ci mouvement syndical te mënuñu ko wàcc. mouvement syndical am na li nga xamante ne am ngeen ko juñ nga ko sànq sax moo di yokkum payoor yi ci privé bi est-ce que effectif na ci këru liggéeykaay yëpp yan remonté ngeen am. loolu am nañu remonté am ñu nga xam ne kër yu nga xam ne dañ ne waaw nañ xaar ba fu mel ni secteur presse am na ci kër yu nga xam ne dañ jàpp ne war nañ xaar ba ñu pare convention presse bi am na kër yu nga xam ne aussi mel na ni am na fa ay jafe-jafe waaye amaguñu feedback bu ñu won lu leer ne am na ay jafe-jafe loolu bu amee rek ñu taxaw parce que yokk bi ñu yokk amul benn lay bu ñu war a teg pour bañ ko appliquer xanaa ñi nga xam ne avant ñuy yokku dañu defoon ay négociations ba am ay accords ñu bind ci accords yi ne buy augmentation généralisée amee dañ ko ciy wàññi. ñooñu moom am nañ ci droit waaye képp ku defut loolu même boo yokkee te bindoo loolu ba mu nekk accord bu ñu 1er janvier bi da nga war a appliquer augmentation de salaire yi. ñi nga xam ne aussi dañ nekk en cours de négociation ñiy négocier seeni convention te pareeguñu waru ñoo xaar loolu dañoo war a yokk. convention du lay convention du lay. benn négociation en cours du lay parce que ñun secteur ñun ñu ngi négocier ay convention en cours actuellement te terewul ñu ngi yokk ci suñuy secteurs yi biir mouvement syndical chaque jour que jëfee ay négociation la ci biir entreprise yi ak ci secteur yi duñ mën a xaar nag lu nga xam ne négocier nañ ko ba accordé ko ba signé ko duñ mën a xaar leen dañ ko war a appliquer. mais loolu yéen tamit yéen a war a jug taxaw wan patron yi ne ak lu mënti demee da ngeen war a doxal mais du ngeen toog rek seen coin tamit yéen a war a jug sëñ bi tooguñu dafay fekk délégué yi ak responsable syndicaux yi nekk ci entreprise yi remonter information bi dama la wax ne ba fi ma toll kenn ñëwagul nañu sama entreprise bii lii moo fa xew ci wàllu jafe-jafe ci wàllu application accords yi wala application accords yëpp d'ailleurs accordu SMIC bi ñu yokku accordu augmentation de salaire généralisé yi ak accordu convention collective bi kenn ñëwagul wax ñu loolu am nañ nag ay déggandeem waaye déggandeem boo ko amee mouvement syndical dama wax ne pour mu revendiquer day sukkandiku ci lu wóor ci lu leer mu jaral ko bakkanam am nañ ay déggandeem mais gisaguñu lu wóor lu leer ku ñu ko indil day ñu koy wax fii entreprise bu ci am problème ak sa patron ci wàllu augmentation de salaire yi ci wàllu application convention bi ñëw leen seet si CNTS/FC dinañ ànd ak yow régler ko ba mu ne cocc
leer na jërëjëf